téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey si aljuma ji ñu am mbégte di dalal capitaine Aliou Ndiaye nekk commandant de la compagnie de la gendarmerie bu Dakar ñu koy dalal jàmm ci plateau bu kennu askan wi fii si ITV commandant wala maag moo capitaine maa lay dalal jàmm. maa ngi lay nuyu di nuyu seen téléspectateurs yi. di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan. alors commandant de la compagnie de gendarmerie de Dakar tey ñu fas yéene waxtaanee mesures yi nga xamante ni jël nañ ko gis nañ aussi ministre de l'intérieur démb mu génne communiqué di fàttali nit ñi que ni ñu respecter mesures barrières yi ak tamit rassemblement yi am tamit ci wàllum lieu public yi yooyu yëpp ñu dakkani ko loolu nañ fas yéene waxtaanee ñu fas yéene ko yaatal xool tamit moyens yi nga xamante ni gendarmerie nationale déployé na ko si terrain bi ndax gis nañ aussi seen taxawaay si plage yi ak fas yi ngeen fa yóbbu naka noonu ak xaj yi loolu yëpp dañ ko yaatal waaye dañuy dem régie ànd ak ñoom ñu déglu Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale mu ñëw ñun si point du jour ndax tey jii rek Sénégal si deuxième vague bi am nañ téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari cas. Le 2 mars 2020 ba léegi Sénégal mu ngi ci xeex bu tar ak Covid-19 ci mois yi passé amoon nañ ay situation yoo xamante ne ñëpp rafetlu woon nañu demoon nañ ba mois de septembre ñu am junne ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ñaari cas ci weeru septembre mois de novembre mu wàcc ba ñeent téeméeri cas ak juróom-ñaar fukk ñett boo ko comparé ak weer yu jiitu ya ñu seetlu woon ne Covid bi mu ngi wàññeeku bu baax ci réew mais ay bés yële passé ñu seetlu ne mbir mi ngi jógaat parce que semaine bi ñu weesu am nañ ci ñeenti téeméer ak fukk ak juróom benn semaine boobu rek ñu méngale ko ak weeru août bale passé loolu mooy wane ne situation bi mu ngi yéeg bu baax ci bésu tey bi àjjuma fukki fan ak benn ci weeru décembre li ñu jot ci résultat mooy que ne ci junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar test yi ñu def téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar am nañ ci jàngoro ji loolu nag mooy dikk ne téeméer boo jël juróom-ñeent yi am nañ ko muy situation bu bees boo xamante ne gëj nañ ko am lool ci lim boobu juróom benn fukk ak ñeent yi ay cas contact la yu ñu suivre suñu service benn cas ne aussi cas importé bu jóge bitim réew juróom benn fukk ak ñett yi ay cas communautaire la. mu nekkoon Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale alors capitaine Aliou Ndiaye ñoo ko déggandoo gis nga tey tamit ministre bi fàttali nit ñi que ni feebar bi nekk na lu doy waar ñu ngi ci deuxième vague bi comme ni mu ko waxee démb alors sa gis-gis lan la d'abord ci feebar coronavirus. waa li ma ci am gis-gis mooy nekk na feebar boo xam ne dafa lëmbe àdduna bi yëpp. du loo xam ni Sénégal rek la laal. mais daanaka boo xoolee fi ñu toll nii mooy def actualité te bi mu commencé ba léegi ndem feebar bi xamuñ ko bu baax gars yi waruñ ko ndombo mais au moins déterminer nañ ni muy wàllee nan lay mën a wàllee nan lañ mën a def ba xeex ko ak nan lañ ko mën a moytoo ba noonu lañ tegee mesure barrière donc Sénégal bi mu fi duggee léegi comme ni ñuy wax deuxième vague. donc amoon na première vague. Ouais. donc première vague bi li tax mu jàlloon mooy nit ñi demoon nañ ba adopté yenn attitudes yi mu nekkoon ay automatisme jël les règles barrières di sol masque di wàññi xew yi. bañ dem ba yàlla defoon ci sutura ba feebar bi wàññeekuwaat. léegi bi mu wàññeekoo nag fi ñu toll nii ak communiqué bi ñu seetaan léegi ñi nekk ministère de la santé ñi ngi seetlu ni bu ñu deful ndànk mën nañ delluwaat fañ nekkoon. wala ñu weesu ko.
doonte nag li ñu doon def may nañu ñu am ci benn ndam ba mu wàññeeku donc jaadu na li nga def mu jig la nga defaat ko parce que li olof di wax xoddeeku balaa ngaa lakkale donc ñu jël ay mesures yoo xamante ni dina mën a tax feebar bi ba ne sanc suñu réew bañ fi law. alors gis nañ dem rek ministre de l'intérieur génne benn communiqué di fàttali ni interdiction rassemblement yi si yenn bërëb yi lu si mel ni terrain de sport yi naka noonu plage yi ak tamit espace public yi salle de spectacle. alors yéen waa gendarmerie nationale seen taxawaay lan la si deuxième vague bi. waaw gendarmerie nationale taxawaayam ci comme ni mu ko defee woon rek te day ñëw dolleeku parce que ñun suñuy mission traditionnelle mooy veiller à la sécurité des personnes et des biens mooy fexe ba ci wàllum sécurité nit ñi mën a am seen jàmm seen alal it mën a ñoŋ mais bu ñu ñëwee ci wàllum feebar bi ñun ñooy appliquer décisions yi nga xam ne autorités yi jël nañ ko fexe ba nit ñi sàmmonte ak moom. léegi ci niveau loolu nag dafay laaj ay jumtukaay ci wàllu ay nit. mooy moyen humain ak ay matériel c'est-à-dire loo xamante ni ce sont les moyens matériels ci nit nag boo xoolee ci unités yi nekk gendarmerie yëpp dañuy appliquer instruction yi maanaam yi tere rassemblement yi. ak yi veille à ce que endroit yi nga xam ne dañ ko indiqué mooy administration publique administration secteur privé bi. ak lieu de commerce yi ak dans les transports publics. nit ñi mën a sol seen masque. beneen wàll bi mooy fi nga xam ne dañ fay tere dajaloo bi. parce que xam nañ ni feebar bi li muy wàllante mooy nit moo koy wàll moromam te ni mu koy wàll moromam mooy ci ay dajaloo da koy gën a yokk day tax mu gën a gaaw. moo tax kilifa yi décidé ni ci plage yi ci terrain football yi espace public yi ak li nga xamante ni mooy salle de spectacle yi dañ fay tere dajaloo. alors si wàllum mobilisation ñaata élément la gendarmerie nationale mobilisé. ñu nekk ci terrain bi ngir tamit veiller ci lépp li nga xamante ni moom moo di askan bi ñu mën a sàmmonteeg ak digle yi nga xamante ni moo jógee ci autorité yi. pour gàttal daal jàppal ne fu unité de gendarmerie nekk ci Sénégal. oui bokk na impliqué wu na ci veiller à ce que mesures yi ñu appliqué wu. te mesures yi foog ñu appliqué wu. foog ñu appliqué amul négociation amul dara application rek. non dinañ ca appliqué parce que. xam nga population bi déjà ñu gën njëkk a adopté mesures yi. parce que ku ñu woone la kaay def lii pour bañ a feebar yaakaar ni yow yaa ca war a jiitu. mais des fois ñu gis ci ay récalcitrants ñu nga xamante ni vraiment dañu dëgër bopp mesures yi moom da ngay wax ba sonn rek. waaw loolu dina ci am. dina am ñoo xamante ni dañuy fàtte xëy na ñooñu peut-être bu ñu gisee gendarme bi loolu dana leen fàttali wala bu fekkoon naruñ ko woon bu ñu gisee gendarme bi taxaw di contrôler danañ ne man kat su ma ko deful gendarme yi danañ ma contrôler te danañ ma daan donc bu boobaa danañ sol seen masque léegi li ci topp tamit mooy boo jëlee par exemple ci plage yi. dañoo am escadron monté. léegi nag escadron monté. dañoo déployer ay fas yooyu ñoom lañ déployer ci plage yi tey ni boo demee Jàmmalaay wala nga dem plage Ngor Virage. plage yëpp boo demee di nga fa fekk ñu déployer fa ay fas. waa escadron équipe cynophile aussi ña nga fa ñoom mooy ñu yor xaj yi. ñooñu nga xam ne dañuy am une présence dissuasive nga xam ne nit ñi bu ñu leen gisee. dinañ xam ni kat fii dañ koy tere te ñi fi nekk jël nañ seen matukaay ba duñ bàyyi kenn mën fa dajaloo mu doon loo xamante ni day yombal li lawal feebar bi. ci askan bi. kon plage yi aussi yéen a ngi fa taxaw fees fa dell macha allah ak tamit seen ay fas alors lu tax choix boobu xam naa daañu gis léegi image yi moo nekk nii sax voilà. lu tax choix bi fas yi ci plage yi. waaw xam nga déjà fas moo gën a gaaw nit. fas waaw fas moo gën a gaaw nit. en plus deuxième chose fas tamit adapté na pour mën a def surveillance plage. parce que boo xoolee boo jëlee plage bi li ko dalee Yoff ba yegg ci Jàmmalaay ci secteur gendarmerie xam nga plage bi gudd na. donc léegi foofu boo fa defee fas ak suuf si fas c'est plus adapté mu assurer une surveillance. parce que boo fa doon def tey jii ay nit gëm naa ne lim ba nga fay def dina takku lool. donte def nañ fa ay nit waaye tamit def nañ fa ay fas yoo xamante ni dina tax kenn ku fa ñëw daal di nga xam ne ñi jël nañ seen matukaay. ba duñ bàyyi nit ñi di dajaloo ci plage bi. mu jur loo xamante ni day yombal li la. alors su weesoo tamit fas yi gis nañ aussi ay xaj. lu tax. waaw xam nga xaj déjà mooy li ma doon leen ne présence préventive bi maanaam. dina bokk ci liy xupp nit ñi. nga xamante ni léegi ku fi ñëw gis ab xaj di nga xam ne ñii kat fi ñu toll nii jël nañ
jël nañ taxawaay bu mat sëkk nga xamante ni duñ bàyyi kenn mu fiy dajaloo ndax luñ tere la loo xamante ni te ci askan bi la war a dellu te niñ ko gisee ni fi ñu toll ni boo xoolee résultat bi ci am mooy askan bi ci boppam adopté nañ mesures yi comprendre nañ mesures yi. ñoom seen bopp ñoo ko jël ba amul benn jafe-jafe. waaw alors ñu gis ni plage yi wax nga fi léegi jàmmalaay alors yan plage la mbir mi concerné wala yéen gendarmerie yéen a ñuy fépp. waaw plage yi nga xamante ni moom la concerné parce que arrêté bi plage rek la wax. plage rek la wax. donc ñun mënuñ distinguer plage bii ak bële donc. fépp waaw fi plage fu nit ñi daan dajaloo. li nga xam ne mi ngi ci secteur gendarmerie jël na ay matuwaay ba nga xam ne nit ñi duñ fa dajaloo. léegi nag am na ci plage yoo xam ne secteur police tamit jël na ay matuwaayam ci secteur am ba nga xamante ni moom it liggéey comme bi ñuy def suñu secteur moom it moom lay def ci secteur am. parce que boo defee fii bàyyi fee. dina am mën na am porox ndoll foo xamante ni donc ñi nga jële fii ñooy daje fee. donc police tamit mi ngi def liggéey bu mel noonu ci secteur am ñu nit ci suñuy secteur déployé wu nañ bu nekkee ci Dakar boo demee Jàmmalaay Virage Ngor wala nga dem plage u Hann wala plage u Thiaroye bi di nga fekk déployé nañ fas yi ak nit ñi ak xaj yi moyens yi ñu am ak ay quad pour mën a surveiller plage yi. alors ñu ne mekku ni gendarmerie nationale. fonk na tamit di utiliser lu si mel ni fas day mel na Coupe d'Afrique gisoon nañ fi Sénégal Nigéria fu ful am kon soo fa yóbbee ay fas situation mën na réglé wu. waaw boo xoolee dañ koy gis sax si yenn stade yi. waaw fas yi di dugg si terrain bi. voilà ñoom loolu la ñuy wax service d'ordre bu ñuy def service d'ordre. surtout bu amee am na yenn xew-xew yoo xamante ni du xew-xew yëpp nag. am na ci yoo xamante ni. parce que gendarmerie dafa am lu ñuy wax escadron monté. oui escadron monté moom mooy féetewoo lu wàllu fas yi. bien sûr léegi nag am na yenn services yoo xamante ni fas yi vraiment sont très efficaces. donc yu mel noonu nag bu amee. efficace si la dañuy efficace déjà ci service d'ordre maanaam pour gestion de foule. pour mën a gérer foule par exemple tey jii di fas boo ko joxee benn secteur. facilement da nga gis day couvrir secteur avec des patrouilles à cheval yi muy def. donc yooyu il est efficace ci loolu. donc moo tax li ci ëpp ñu utiliser fas yi surtout bu fekkee espace yu yaatu la. espace yu yaatu la waaw surtout comme nii nga xam ne plage bi. c'est vraiment indiqué. léegi moom intervention lan lay doon exemple comme fas bu jàmmaarloo nit ñu bëree. waaw xam nga fi ñu toll nii fas nit moo koy dawal. nit moo koy dawal waaye. gendarme bi am na entraînement bi war am na ak expérience bi war pour xam foule bu nekk. ak service bu ne. lim laaj mu def ko ak fasam parce que boobaa fas bi day nekk moyen ci moom rek. pour mu mën def liggéeyam te il est entraîné et assez outillé pour xam lan la war a comporter woo ci situation boobu bu taxawee. waaw ñu xam ni fas ci côté maintien de l'ordre fu mu nekk situation bi dafay réglé wu. mu nekk lu am solo alors xaj yi aussi pour lan la tiitalaate wala lan. waaw xam nga ñun dañoo def li ñuy wax. xaj yi dañuy màtte wala. waaw xam nga xaj yi nag. màttaguñ kenn parce que xam naa buñ màttoon di ngeen dégg ni xaju gendarmerie màtt na diw wala diw. xaj yi tamit ay xaj yuñ dressé la. yuñ dressé très bien parce que boo xoolee léegi gisoo xaj bi mi ngi nii dafa toog. parce que dafa ànd ak li ñuy wax maître chien. xaj bi day wuyu ci ay ndigal. donc maître chien bi it am na maîtrise ci xajam dañ koy briefer balaa muy dem jox koy instruction comme li ma wax léegi c'est une présence dissuasive. mais gis nga xaj bi gis nañ ko muy tëb di dal. nii waaw léegi dafa nekk di foog maître chien. day foog soo fi ñu toll nii day toog bu ko maître chien bi joxee ndigal mu toog. waaye c'est une présence dissuasive maanaam ci pour artu la rek. pour artu pour wan nit ñi ne wax dëgg gendarmerie taxawaay li mu fi déployé nit maanaam du xalaat pour dem foofu. waaw alors seen fas yi aussi. mu wuteeg loolu fas yu ñuy faral gis si mbedd mi fas yi da nga leen di xool rek xam ni vraiment lii ñu leen escadron monté ñu ngi koy toppatoo bu baax a baax. waaw xam nga fas yi tamit ñoom ci lu état bi jënd la jox ko gendarmerie. oui donc li ci war mooy mu am toppatoo. donc aussi bien sur le plan hygiène beeg. conditions yi ñuy nekk ak suivi médical bi ak vétérinaire beeg yëpp mesure disposition yi mu war laaj yëpp pour fas bi nekk parce que tamit bu fekkee da ngaa bëgg bu liggéey jotee nga utiliser ko tamit am ci li nga ciy séddu day jaaru tamit nga def ko ci condition yoo xamante ni bu loolu jotee dina fekk léppam mat léppam yemb te commandement bi da ciy bàyyi xel bu baax jël ay dispositions yi mat pour nga xam ni fas yi
ku gis fas yi xam ni fas yi fañ nekk sonn ñu fa. alors seen présence si terrain bi yéen waa gendarmerie nationale lu si mel ni lieu public yi wala salle de spectacle wala plage yi dafa am heure sangam bi ngeen fay nekk ba heure sangam wala lan. xam nga bu dee fréquentation place bu mënti nekk. am na ay heures yoo xam ni ci la ci nit ñi di faral di daje. par exemple fi ñu toll nii boo jëloon plage bi suba gi daan na bëri nit. ngoon gi daan li ci ëpp parce que liggéey bu ci ne balaa nga koy def. foog nga toog saytu ko. c'est-à-dire analyser ko préparer ko am ci ay données ba xam parce que doo ñëw rek ni ba ñax rek dem. boo xoolee xam heure d'affluence yi ci am heure d'affluence yooyu bu jotee da nga yokk sa taxawaay. ba nga xamante ni bu nit ñi ñëwee danañ xam ni fii danañ ko tere. te it ak communiqué bi génn ak ñi ci communiqué. nit ñi danañ xam ni fii kat man bu ma fa demee am naa presque 90 chances boo xam ne du ma fa yegg parce que dañ koy tere. donc déjà loolu dana décourager ñu bari. ñi nga xamante ne nag moom dana leen jaral ñu jóg dem buñ demee danañ fa fekk. élément gendarmerie yu leen di firndeel ni fii danañ ko tere. alors est-ce que mën nañ wax ni premier test majeur bi week-end bii la. ginnaaw ba communiqué bi génnee dem c'est vrai yéen a ngi ci terrain bi mais week-end yi day faral am affluence si yenn bërëb yi. premier test majeur mën nañu wax ni week-end bii la samedi ak dimanche incha allah. bon test majeur. entre guillemets quoi. bon entre guillemets parce que tamit. xam nga ku foo daan dem nga dégg ni dañ la fa tere ngir sa wér-gu-yaram gëm naa ni yow déjà ci sa bopp population bi dañuy adhérer ci mesure pour xam ni fii tere nañ ko. donc ñun on s'attend pas à ce que population bi di braver interdit yooyu. ba week-end bi ñoom ñu dem def benn rush ci plage yi. parce que boo xoolee déjà li ñu permettre woon première vague bi jàll. mooy population yi dañoo adhérer woon. ci mesure yu autorités yi jëloon respecté ko ba vague boobu jàll. te it loolu rek la ñuy xaaraat ci askan bi te fi ñu toll nii amaguñ ci benn jafe-jafe gis nañ ni tamit. fi ñu toll nii nit ñaa ngi sàmmontewaat sol masque bi ñu ngi sàmmontewaat tamit interdiction plage yi te loolu daal lañ gën a yaakaar que. mu am benn rëcc ci. alors su weesoo bërëb yu ñu fi lim léegi nii circulation bi si la bokk naka noonu ak transport public alors circulation bi ñu nemmeeku ni. fan yi rek gisoon nañu autoroute bi amoon embouteillage bu doy waar ñu ni force de défense et de sécurité ñoo fa nekk di contrôler oto yi embouteillage bi tamit yokku alors lu tax ngeen préféré loolu wala tamit est-ce que jotul ngeen xoolaat stratégie bi jëm si fànn boobu la. waaw boo jëlee autoroute bi exclusivement bu fekkee nii. ci autoroute bi ci ban côté peut-être xëy na mën na bañ a nekk. exclusivement secteur gendarmerie. mais li ma ci mën a wax mooy aussi. bu fekkee ne jugé nañ nécessaire mu am un point stratégique pour contrôler xëy na jour boobu journée embouteillage mais peut-être xëy na tamit dina inciter ñu bëri pour xam ne ñii kat décider nañ jël les mesures qu'il faut pour pousser la population. ñu mën a sol les masques. maintenant nag su fekkee dina jur ay désagréments ñi ko def dinañu xool ba xam ndax liñ ci doon jublu ak lim jur. ndax nekkul saafara bu jur jàngoro bu dee loolu it danañ ko évaluer indi correction yi nga xamante ni ñoo ci war. ba nga xam ni kenn du ci loolu. alors si transport yi aussi ñu gis xam naa ni image yi tamit suñu réalisateur dinañ ko wan léegi nii gendarmerie nag si terrain bi naka noonu da ngeen di dugg si oto yi n'est-ce pas. waaw parce que ñun xam nga oto moom bu day ba ci arrêt lay taxaw ci li ci ëpp ci arrêt car yi. donc ñun dañuy profiter ci moment yi oto yi taxaw ci arrêt car yi. gendarme yi dugg tamit di vérifier. di comme kii nii. voilà dañuy dugg xool chauffeur bi ndax sol na masque ndax ñi embarqué sol nañ masque. te tamit lii yëpp day pousser population bi bu ñu xamee ni ñun kat bu ñu eggee ci arrêt gendarme dina dugg xool ndax sol nañ masque am soluñ masque. te it mën nañ ñu ci wàccee donc lu ci gën a yomb mooy sol masque. donc yooyu yëpp c'est à titre préventif pour pousser population bi bon déjà la majeure partie adhéré nañ te ñenn ñi nga xam ne xëy na fàtte nañ wala kii taxaw bu ñu gisee gendarme bi. te xëy na dina leen fàttali di war nañ sol masque. alors dañ seetlu ni yéen si dawalkatu oto yi wala tamit ñi dawal taxi wala car rapide des fois ñoom dañuy jàmmat ni même client bi su takkul masque ñoom nañuy amende alors lu tax loolu. waaw nan nga leen di tontu. li may njëkk a wax mooy mbir mi du yëfu force de l'ordre yi kese. oui bien sûr man tey jii nii bu ma nekkoon. maanaam foog askan bi c'est-à-dire mooy dawal oto man.
ku yéeg sama oto dinaa la wax solal masque. parce que dina ma permettre yow nga protéger sa bopp man it nga protéger ma. kon client bi su amul masque jarul exemple par exemple fekkee ni taxi la wala yooyu mu dugg taxi. waaw li moom laa c'est-à-dire tey chauffeur bi moom it am na ci wàllam. c'est-à-dire di mbir moo xamante ni ku ci ne am nga ci sa wàll. chauffeur bi wàll bi mu ci am mooy tey client bu yëg ci taxi woon mu ne la solal sa masque. parce que bu solee masque dina ko protéger moom muy chauffeur dina protéger otoom dina protéger client bi parce que mën na nekk client boo xamante ni mu am feebar bi te xamu ko. dugg na ci oto bi xëy na bàyyi na fa virus bi wala wàll na chauffeur bi yooyu yëpp mën na ci am donc chauffeur yi ci seen bopp ñoom mën nañ jàpp ci xeex bi ba fexe ba client bu ñuy yàpp ñu soññi la pour nga sol sa masque. mais tamit si boobu la jamono ñu gis ni fekkee ni car rapide yi la wala tamit bus tata yi wala bus dem dikk xam nga client bi mën na dugg si bus bi wala si car bi takk masque am toog dindi ko juste mu am contrôle moo nañ nga fekk peut-être gisul gendarme bu yéeg mu am contrôle fekk instant boobu takkul masque. xam nga loolu chauffeur bi du ko mën a contrôler à 100%. waaw loolu mën na am. oui waaye tamit yaakaar naa ni daal bu ku nekk defee sa wàll ci xeex bi jafe-jafe mën na bañ a bari. maanaam ku nekk da nga si war dugal sa ku ci nekk daal bu dugalee sa bopp xam ni yow yaa war a sàmm sa bopp sàmm ñi ci des gëm naa ne bu ko ku nekk defee def ko sa yëfi bopp jafe-jafe mën na bañ a bari. waaw alors sànq wax nañ plage yi wax nañ tamit. léegi terrain de sport yi ak salle de spectacle yi mbir mi foofu noo leen fa déployer ci terrain bi. waaw terrain de sport yi ak salle de spectacle yi dañuy am ay patrouille bu dee par exemple fi brigade yu nekk brigade bu ne da ngay am sa circonscription. mooy fi nga xamante ni fa nga am responsabilité assurer surveillance générale de sécurité publique donc foofu xam nga terrain yi fa am. xam nga ban heure la fa nit ñi di jouer ak ban heure te tamit am nañ yeneen relais yoo xam ne mooy délégué de quartier yi. mooy bàjjenu gox yi mooy ñi nga xam ne ñoo dëkk ci localité yi ñooñ tamit dañ leen di ñaax pour ñu sensibiliser xale yi parce que ñi football ci terrain yi ay xale la ñuy jóge ci biir kër yi donc dañuy soññ parents yi aussi tamit pour fi ñu toll ni période bii nii ñu téyendi xale yi ba feebar bi jàll bu ko defee ku ne dellu ca la nga newoon donc tamit dafa am benn travail de sensibilisation auprès des parents des délégués de quartier des associations de jeunes pour également sensibiliser leen sur importance su respecter mesures yu ñu édictées. alors gendarme yi dañ leen di faral di tooñee que ni ñoom suñ nekkee ci terrain bi seen wax bëriwul dañ lay wax benn yoon pour nga def li ngay def alors xam nga situation yu mel ni su amee respect de la dignité humaine dafa am solo te aussi dañ leen di faral tooñ que ni yéen seen intervention seen wax bëriwul da ngeen di wax benn yoon nit ki su ko respecté wul rek alors situation bi nag ngeen fa seen taxawee. bon puisque dañ ñuy tooñ moom kon vraiment. waaw parce que nee nga dañ ñuy tooñ bon. puisque dañ ñu koy tooñee moom. tooñ la rek. voilà mais en tout cas fi ñu toll. mais est-ce que du moo am wala. non bu du amoon du ñu wax tooñ. kon amul ku ñu bon je dis pas que amul dañ leen koy tooñee donc voilà. maintenant li ma ciy wax mooy. fi ñu toll nii xam nga situation bi ñu nekk. c'est que c'est feebar bi loo xamante ne déjà contact da koy favoriser. oui ñun li ñuy rechercher parce que liggéey boo def tamit. am na benn objectif booy rechercher. parce que objectif bi ñuy rechercher mooy pousser la population à adhérer. très bien d'initiative ki nga xam ne boo ko nee solal sa masque moom xam na ni jàmbam nga ko bëggal. donc loolu mooy objectif recherché sensibiliser nit ñi sur l'importance ñu adhérer aux mesures yi nga xamante ni moom lañ jël bu ñu la nee solal sa masque nga xam ni sa jàmm ñu moo tax ñu naan la solal sa masque. alors si mission yi ngeen jot restaurant yi si lañ bokk wala. waaw xam nga ñun ci arrêté bi moo ñu tënk. arrêté mu leen donc arrêté mooy bon arrêté yi lieu yi ñu listé. lieu yooyu ñooy concerné par mesures yi autorités yi. waaw mais xam nga restaurant yi tamit. nit ñi dañ fay dajaloo. moo tax ma bëgg xam exactement ndax ñoom si nañ bokk wala bokkuñ ndax loolu débat la jamono ji. waaw c'est xam nga débat bi nag mënu ma ci dugg parce que nekkul man maa. xam nga waaw mais xam nga yéen a ngi si terrain bi. waaw ñun ñooy nekk ci terrain bi. oui xam nga mesure tamit. boo ko bëggee comprendre bëgg ko interpréter. da ngay dellu ci ku ko jël nga ne ko ah li nga jël ko ndax ci mais man à mon niveau. nekkul man maa habilité pour interpréter. xam nga ñun niveau man fi ma toll boog man laa niveau compagnie day nekk benn niveau d'exécution. maintenant les autorités hiérarchiques ak autorités yi jël décision yi danañ ko faram fàcce ba mu leer te it les restaurants bu fekkee ci lañ bokk. danañ ko yëg à temps utile bu fekkee bokkuñ ci it ñoom it même bu fekkee bokkuñ ci.
je pense que mën nañ jël ay dispositions yoo xamante ni dañ wàññi contact bi. ci biir restaurant yi. alors respect de la dignité humaine wax nañ que léegi nii wàllum communication aussi genre situation yi su amee yéen gendarme yi seen taxawaay ak tamit seen wàllum communication jëm ci askan bi dafay soppeeku walla. waaw xam pour pousser leen aussi ñoom ñu adhérer ba pare respecter mesures barrières yi. waaw xam nga loolu moo waral plateau bi tey. oui pour ñu ñëw tamit. très bien communiquer wax ak nit ñi. pour ñu mën a comprendre liggéeyu objectifu liggéeyu gendarmerie. tamit respect dignité humaine bi nga wax dama ci ñàpp parce que on est très regardant sur ça. oui parce que nit duñ fàtte ni ay nit lañ ci kër yi lañ jóge te buñ paree ci kër yi la ñuy dellu donc moo tax. mbirum respect dignité humaine moom wax dëgg yàlla hiérarchie bi du jóg ci joxe instruction ferme pour que personnel bi respecté ko parce que ce sont des choses yoo xam ni c'est non négociable. Voilà. ma fàttali suñ mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal tey capitaine Aliou Ndiaye di commandant de la compagnie de la gendarmerie de Dakar mën ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 88 628 74 74 88. 628 74 74 alors capitaine seen collaboration ak police nationale xam nga police ak gendarmerie des fois dañ naan diw moom mooy gérer zone bi diw mooy gérer zone bi alors forcément aussi dina am ay situation yoo xamante ni yéen foog ngeen collaborer am na sax ci jamono ci gannaaw ñu doon proposer que ni dañu war a boole. gendarme yi ak policiers yi mu doon benn loolu yëpp débat la ba nga xamante ni ñëwoon na fii ci réew mi alors situation bi nii yéen ak waa police nan ngeen di doxalee. waaw xam nga mooy sànq moom la wax naa ko ci waxtaan wi nee naa la gendarmerie dafa nekk ci secteur am di liggéey def liggéey boo xamante ni police tamit ci secteur am. lu mel noonu lay def. am na solo dañ ko yaatu léegi am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk ci ligne bi ñu jël ko allo. allo il faut que ñu koy ñaan mu wàññi son wu télé bi ndax dafa mel ne dafay bàyyi xel télé bi mën na wax directement su ko defee déggin bi gën a mën a jàpp ni allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waa ci émission bi laa bëggoon a participer yaa ngi en direct kilifa gi fa nga ñu woowee waaw maa ngi lay oowee Mbour Tefes yaa ngi woowee Mbour Tefes Mbour Tefes capitaine yaa ngi koy dégg waaw Mbour Tefes waaw. waaw Mbour Tefes waaw mu lay dégg capitaine di leen nuyu yéen ñu nekk waa i rajo waaw i rajo ITV waa ITV di leen di rafetlu émission bi bismillah ndax wax dëgg yàlla ñu respecté arrière barrière yi oui mesure barrière yi lépp citoyen sénégalais war na koo def allo waaw yore ni ñuy déglu suñ mënee baal nga wàññi son wu télé bi ñun lay dégg bu baax kilifa gi waaw ba tax na daal may ñaan sunu mbokku sénégalais yëpp ñu respecté masque yi respecté tamit gel bi ba nga xam ne ni daal yàlla dimbali ñu mbas mi mën fay jóge di waxtu tamit docteur Abdoulaye Diouf Sarr gàcceel la ma jërëjëf ndax liggéeyam rafet na waaw di leen sant yéen ñëpp waa télé bi yëpp ak waa rajo bi yëpp jërëjëf waaw ñu yendoo jàmm nag jërë ngeen jëf di la gërëm bu baax di la sant gis nga téléspectateur boobu woote capitaine moom tamit mu ngi ñaax askan bi ñu mën a pour ñu respecter mesures barrières yi dëgg la day firndeel li ñu doon wax léegi rek waaye ni population bi tamit oui adhéré nañ xam nañ ni li autorités yi di wax seen njëriñ la oui léegi bu ñuy woon si collaboration entre la police et la gendarmerie nationale waaw moom la ma ni xam nga boo gisee mbir mi dafa am secteur yoo xam ni comme ni nga ko waxee secteur police la ak secteur yoo xam ni secteur gendarmerie la suñu liggéey c'est complémentaire c'est-à-dire kii li muy def fii moom la kee di def fee donc bu kii defee fii kii deful fee li ngay tere fii dañ koy def fee vice versa donc moo tax mesures yi bi ko autorités yi di jël neewuñ police appliqué leen gendarmerie appliqué leen dañoo génnee mesures yoo xam ni police da koy appliqué aussi bien gendarmerie da koy appliqué mu nekk d'une manière uniforme une lutte boo xam ni visant le même objectif mooy réduire taux maladie bi au Sénégal. alors ci wàllum mobilisation xam nga sànq nee nga unité yu fi nekk yëpp alors mën nañ am en termes de chiffres exactement
ci wàllum jumtukaay wàllum muy oto wa tamit wàllum tamit nit gendarme yi nga xamante ni ngeen déployé si terrain bi mën nañ am si wàllum chiffre. léegi xam nga bul fàtte ne nag mbir mi yemul Ndakaaru kese. oui bien sûr. c'est-à-dire bu ma ne laa unité gendarmerie Sénégal yëpp. donc c'est pour vous dire que wàllum chiffre j'ai pas le chiffre exact mais boo jëlee fii ba li ko dalee Dakar ba Kidira nga jël axe Matam jusqu'à Ziguinchor du nord au sud unité yi fu mu mën a nekk mesures bi sont concernées te ñoom it dañuy concourir pour atteindre les objectifs yi ñu fixé ci mesure bi donc ñoom ñëpp dañuy participer mais en termes de chiffre exact awma le chiffre exact de gendarme yi nga xamante ni ñoo nekk ci unité territoriale yëpp ak escadron yi ñu déployé yëpp pour voilà pour ci xeex mais fu gendarme mu nekk fu unité de gendarmerie nekk il est concerné par l'application de ces mesures. alors application mesure bi ngir mu mën a dox bu baax a baax su ko situation bi laajee tamit da ngeen di renforcer dispositif bi c'est ça. waaw en tout cas dinañ jël matuwaay yi mu laaj yëpp pour appliquer mesures yi te it yaakaaruma situation bi laaj ko comme ni nga kii woote léegi ni mu ko waxee population bi ñi ngi adhéré ñi ngi adopté les mesures barrières. yaakaar nañ ni buñ defee li ñu kilifa yi ak ñi seen xam-xam màcc ci wàllum santé buñ defee li ñuy wax gëm nañ ni comme ni première vague bi jàllee bi it dinañ ci génn ci jàmm. alors beneen seetlu bi mooy des fois dañuy gis si mbedd mi am na nit ñi nga xamante ni dañuy naqarlu muy policier bi wala gendarmerie bi di joxe ay instruction wala di sàkku si nit mu def lenn. wala nga seen policier bi wala gendarme bi fekk moom takkul masque est-ce que tamit loolu jorul tamit ngeen xoolaat ko bu baax wala policier romb la nekk si scooter wala yooyu sol tenue wala gendarme aussi romb la takkul masque. waaw xam nga boo xoolee bu fekkee ni sa oto bopp nga nekk ci arrêté bi bu transport public lañ ñuy wax ci nekk ci arrêté bi maintenant policier bi taxaw ci rond-point yor sifflet. waaw xam nga instant yu muy siffler moom mën na wàcce masque voilà moom laa la wax. oui léegi nag mën na sol masque par l'exemple pour servir d'exemple. ak tamit buy échanger ak nit ñi parce que boobaa mi ngi dem à l'approche muy sol masque ñun loolu dañoo fexe commandement bi dès le départ dafa jël lu takku ci ay lim ci ay masque séddale ko gendarme yëpp ba tax na normalement bu gendarme bu ci dem bu ci nekk en service de régulation bu dul comme li ma la wax fekk nga war a utiliser le sifflet booy dem à l'approche des populations wala des conducteurs da nga war a sol sa masque. nekk lu am solo am na suñu beneen téléspectateur ligne bi kooku dem na alors léegi ñu dellusiwaat si wàllum plage yi gis nañ aussi seen taxawaay si plage yi xam nañ plage yi nit ñu bëri macha allah ñoo fa daan ñëw ñii di féexlu ñii di sangu ak tamit yeneen nga baal ma am na ku nekk si lim yi ñu jël ko daan ñëwaat si laaj bi léegi nii allo. 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 allo oui. bismillah kilifa gi. ça va. alhamdulilah. merci. fa nga ñu woowee. man maa ngi leen di woowee Sicap Foire cité magistrat. cité magistrat Sicap Foire. oui bismillah kilifa gi. allo. allo. allo oui. waaw ñu ngi lay déglu yow rek nañu déglu yaa ngi en direct si ITV. ah ok dama bëggoon participer si seen émission bi nii. yow rek nañu déglu kilifa gi. voilà dama gis capitaine di expliquer par rapport ak transport yi ak ainsi de suite mais ñun li gën a am importance yi ma gën a ragal mooy école yi. école yi. man damay dem fréquenter école yi. j'ai vu que personnel bi nekk ci école bi mënuñu contrôler les enfants. dugg naa ci benn école du ma wax tur bi mais gis naa ne ñi yor seen masque yi yëpp ci menton bi lañ ko teg ñeneen nit ci biir sac yi lañ koy def récréation kenn mënul contrôler kenn doo gis sa ku wax xale yi sol leen masque bu def leen li suñu xale bu ñu leen di yóbbu école sax bu ñu ñëwee dafa am kuy yor thermoflash mais da ngay gis xale yi di jaar ci poqataanam ci sax di def waxuma la gel bi la. donc cela veut dire que groupe bi ci buntu ñëpp dañuy ñëw 8 heures ci buntu école bi ñu war a dugg bañ a tardé léegi ñooñu mënoo leen contrôler donc cela veut dire que ñaari nit bu dee 10 personnes la 2 personnes la ciy def thermoflash gel waxi noppi
xam nga loolu mënul contrôler ni te loolu mun nañ nekk des loolu teg nga sa bët yaa ngi koy gis n'est-ce pas. voilà c'est des asymptomatiques te dañuy ñibbi ci biir kër yi. man dama dem benn école ñaari école ñetti école pour def un constat dama fa am ay doom yu jàng mais ce que j'ai vu ne rassure personne. bien sûr doo gis sa kenn ku nekk ci école bi récréation ne leen sol leen seen i masque et puis ñiy jaay ci biir école bi dañuy groupe foofu ci table nambe ay la ñuy jaay xawma ay fonde ay lu kenn xamul loolu bu ñu bëggee réussir lii c'est vrai que les forces de l'ordre jàmbaar lañ. ñuy def seen kéemtalaay kàttan salle de spectacle terrain de foot ak plage mais dans les écoles problème foofu la problème foofu ñooy dem école ñoo koy delloo ci biir kër yi donc bu ñu régler problème terrain plage salle de spectacle transport ñu bàyyi école yi du fi jóge dama ko contrôler dama ko seetluwaat ko daf ma surprendre daf may tiital sax loolu laa waxoon ma woote ma di la gërëm baax di la sant pour ñu bàyyi xel ci loolu xaw ma force de l'ordre yi ñooy dem ci école mais le personnel des écoles privées surtout privé public c'est la même chose il faut que ñu veiller sur loolu am na solo sinon aussi dañuy dem di rek la ji fële affaire bi di tàkk fële c'est surtout ça di la gërëm baax di la sant kilifa gi capitaine Aliou Ndiaye mu nekk lu am solo mooy bu mu soulever mooy école yi. waaw dama jàpp ni kilifa yi. dégg nañ ko tey ñoom it fàttewuñu école yi. te am na fi jamono demoon na ba tëj ci école yi. oui ñoom it teg nañ ay mesures yoo xamante ne ci école yi. léegi nag après li ci des tamit mooy ku ci ne comme ni ma wax rek liñ la dénk wala li nga warlu nga def ko boo nekkee ci école fekk yaa war a surveiller nga surveiller bu fekkee yow yaa war a veiller nit ñi sol masque nga veiller à ce que nit ñi sol masque. yokk sensibiliser ñaax tout le monde comme li wax rek ku ne def ko fi fu bopp rek bu ci ñëpp jàppee rek après gëm naa ni mën na bañ am benn jafe-jafe. sànq maa ngi woon alors lu ma bëgg a xam mooy nombre de xam naa ni moom yéen wàllum chiffre moom doo leen si faral sax di sawar di communiquer. nit ñi gendarme yu ngeen fay yóbbu. ñi nga xamante ne dañuy ànd ak fas. ak ñi dul àndal fas. waaw fi ñu toll nii. choix boobu nan lay demee. c'est-à-dire ñi nga xam ne ñi ànd ak ñi war fas yi. ñiy war fas yi. waaye ñooñu loolooy seen liggéey. ñooñu mooy waa escadron monté bu gendarmerie nationale. ñooñu waaw ñooñu ku ciy ñëw ñoo indaale seen i cavalier. oui indaale seen i fas maanaam indi fas ak ki kay war moom la ñuy indi. léegi bu ko defee ñi nga xamante ni nag xam nga fas bi tamit jaabante bi mën na bañ a yomb ci moom donc le temps muy dem fee nit mën na ñëw fii ainsi de suite. donc moo tax dañ leen accompagner ak ay éléments à pied. waaw léegi nag instant yi ci wàllum fas bis bu ne gendarmerie dina déployer gën ko néew 40 chevaux. 40 waaw yoo chaque jour. yoo xam ne ñeent fukk yoo xam ne dañuy nekk ci plage bi. boole ko 50 ñoo xamante ni ñoom ñooy nekk ci intervalle yi. waaw nga xam ne chaque jour ñoom ñooy lañ nekk ci Dakar fii ci Dakar. waaw loolu ci xayma yi loolu lañ tomb mais bokkut ak aussi. yeneen ñi déployé nga xam ne Rufisque la Petite Côte ainsi de suite. mais kii fas yi suur nañ de. waaw dañ leen toppatoo rek. capitaine di la gërëm bu baax di la sant sa kàddu gu mujj. waaw kàddu gu mujj gi mooy di woo askan bi leen ñaax rek. oui leen wax ni wàllu mesure barrière yi dañ ko respecté ñun ñëpp xam ni ngir suñu jàmm la parce que feebar bi bu fi lawee xëy na dinañu sonal. te bu ñu sàmmonteeg li ñu waa ministère de la santé wax xëy na fii ci ay fan yu néew yàlla def ci sutura feebar bi jóge fi te it gendarmerie aussi liggéey boobu taxul mu bàyyi ses missions traditionnelles. mooy waa veille à la sécurité des personnes et de leurs biens. yéen a ngi si. ñu ngi ci ba léegi di ñaax askan bi tamit te di leen wax ni fi ñu toll nii numéro vert gendarmerie ba léegi muy dox mooy 800 00 20 20. lépp lu jëm ci wàllum insécurité wala wàllum xeex mbas mi it. buñ ci woowee 24 heures sur 24 dinañ am ku leen wuyu. te buñ ci woowee également duñ fay. mën nga rappeler numéro bi. waaw mooy 800 00 20 20. très bien mu nekk 800 00 20 20 mu nekk numéro vert bu gendarmerie nationale
mu nekk lu am solo capitaine Aliou Ndiaye di la gërëm baax di la sant. maa ngi leen di gërëm. nga nekk commandant de la compagnie de la gendarmerie de Dakar moo nekkoon suñu gan tey si émission Kenu Askan Wi di ko gërëm baax di ko sant mbokk téléspectateurs yéen tamit amuñu seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant ba altine incha allah ñeenti waxtu.